mbokku téléspectateurs yi dal leen jàmm ci sunu magazine santé comme niñ koy defee alxames bu jot tey nag ki ñuy dalal ci sunu magazine muy Serigne Samba Ndiaye nekk praticien Serigne Samba Ndiaye ni ngi lay nuyu te di la dalal jàmm ci sunu magazine santé. soxna Binta maa ngi lay fay. di kontaan teew boo xamante ni teewaat naa ko fii si Canal Info. di ñaan aussi yàlla gën a taxawal seen dëgëral seen taxawaay. ndax liggéey bi ngeen def nekk li ñëpp gis nañ ko. rawatina émission bi ma toog tey muy santé magazine. donc maa ngi gërëm ñëpp. sant ñëpp. jërëjëf sëñ Samba Ndiaye dañuy rek wax askan wi tey liñ fas yéene waxtaanee mooy maladie rhumatismale laaj bi ñu lay jëkk laaj nag mooy nga leeralal askan wi rek lan mooy maladie rhumatismale. voilà xam nga maladie rhumatismale soxna Aminta dafa tënku si feebar yi nga xam ni mooy laay yàq maanaam. si gàttal. mën na nekk xëy na si yax yi la mën na nekk léeg-léeg si articulation yi la doon fi yax yi daje. maladie yooyu nag bari na bari goo xamante ni xëy na mënuñu ñëw si yëpp mais dinañu tënk yi nga xam ne tey yi ñoo gën a sonal doomu aadama yi nga xam ne toujours boo demee moom la nit ñuy jàmbat. yooyu daal dinañ seen di leeral tey ji mbokki aadama yi am si loo xamante ni dinañ ko mën a jàpp. yan mooy maladie rhumatismale yi gën a bari. yi nga xam ni moom la nit ñi gën a xam moo ëpp lu muy sonal doomu aadama yi. buñ si gën a ràññeetle mooy li ñuy wax arthrose muy napp wala fi di ko wax napp. am na si beneen boo xamante ni ñu ngi koy wax rhumatisme. mais nag boo nee rhumatisme rek dafay gàtt parce que am na rhumatisme articulaire aigu am na polyarthrite rhumatoïde ñaari feebar yooyu dañu jigante te bokkuñu. donc baax na aussi ñoo ni si ràññeetle. am na feebar bu ñuy wax goutte nag bu njëkk dañu foogoon ne xëy na ñi yàlla may rek maanaam borom kii yeeg ñi dund gu neex lay jàpp. mais bi ñu demee ba si biir gis nañu dafay laal ñaari xeet yëpp ñi am ak ñi amul. danañ si ñëw leeralaat feebar boobu si maladie articulaire yi la bokk aussi rhumatismale yi. am na feebar bu ñuy wax aussi nit ñi bon ñii hernie am na ñuy wax hernie inguinale. hernie inguinale boobu aussi si feebar yax yooyu la bokk. am na bu ñuy wax nerf sciatique xam nga nerf sciatique boo ko xoolee turu organe la du sax feebar mais nit ñi ñoo ko tuddee rek feebar. te du ko wax nerf sciatique dañu ñëw si leer lan mooy nerf sciatique boobu. indi sa ay information am na aussi bu jigee feebar yooyu nga xam ne léeg-léeg bu la dalee da nga koy jaawaleeg maladie rhumatismale yi. baax na aussi ñu def distinction bi mooy li ñuy wax spasmophilie nit ñi dañ koy jàmbat toujours. dëgg la te ba léegi bokkul ak maladie rhumatismale mais baax na aussi ñu leeral lan mooy spasmophilie boobu ba nit ñi mën ko séparer ak yi ñu lim léegi loolu daal mooy si gën a gàtt soxna Aminta li gën a sonal doomu aadama yi si jamono yi ñu toll nii. am na bu ma dégg nga wax ko ne moom moo ci gën a bari mooy arthrose. voilà arthrose est-ce que mën nga nu leeral lan mooy arthrose. voilà arthrose soxna Aminta nekk na feebar boo xamante ni. li ñuy wax problème mu cartilage la xam nga cartilage booy xool tey boo doon da ngay jël di ko natt si oto. mooy li ñuy wax amortisseur. xam nga tey boo jëloon tey oomu nit ki oom yi fii ñaari yax yi daje. dafa am luy ne si diggante bi moom la ñu tuddee cartilage. dafay tax su choc naree am mooy indi nekk amortissement. yax yi def si dal donc du am benn problème. loolu nag au fur et à mesure ngay dem yaa xam xëy na sport la leen moo koy am na ñoo xam ne dañ koy donn si seen i waajur. da nga dem ba benn moment cartilage boobu dafay commencé di jeex buy commencé di jeex nag yax yi nañ dem ba dañuy commencé di laalante su ko defee ngay dégg léeg-léeg bu nit kiy jóg ngay dégg xiic mu def ay bruit. ba noppi muy ànd ak métit aussi te soo nekkee si activité léeg-léeg doo ko yëg mais boo demee ba dallu nga commencé di yëg jafe-jafe donc loolu mooy li ñuy wax arthrose. feebar la aussi boo xamante ni vraiment yaatu na trop. si askan wi. loolu de arthrose naka lay feeñee si nit ki. arthrose wax nañ ni évolution lente la am c'est-à-dire que dinay ñëw mais ndànk lay ñëw te wax nañ ni fi mu demee. ba nga commencé yëg métit fekk na daanaka cartilage moom li sëpp dem na. donc moo tax ñuy wax nit ñi ñuy teel a def diagnostic bi jéem a def ay luñ ba xam feebar bi mi ngi si ñëw wala nekkul si ñoom nga teel a jug wut lu ko freiné. puisque dafa nekk loo xam ne bu xasee installé wu c'est irréversible. parce que cartilage la bu dañ mënoo ko remplacer. parfois gars yi nañu def ay intervention yooyu mais pour gis garab koy jox nit ba mu remplacer loolu dina xaw a jafe. donc fexe boo ko teel a yëg nga freiné évolution ba dootul continuer souvent muy gën.
ñaata façon arthrose moo am. arthrose bari na parce que arthrose wax nañ ni dafa am fu muy ëpp lu muy jàpp. muy oom yi d'abord moom la ñuy wax gonarthrose. bu jàppee oom yi léeg-léeg bari na muy dal mag ñi nga xam ne sëgg julli sax dafa leen di të. léeg-léeg aussi mu jàpp li ñuy wax mooco bi muy hanche yi. ñu wax ko ak soles. léeg-léeg mu jàpp loxo yi aussi surtout baaraamu dëy bi fii la ëpp lu muy jàpp. kooku si nekk na benn xeetu arthrose. ñett yooyu mooy li muy ëpp lu muy jàpp muy oom yi. mooco bi ak baaraamu dëy bi. léeg-léeg it mu laal baaraam yëpp. léeg-léeg dina dem ba leen nay laal mbagg bi. di nga xamante ne sa mbagg lay laal léeg-léeg mu laal conc bi mais yi gën a bari lu muy am daal mooy maanaam bu baaraamu dëy bi bu oom yi ak bu mooco bi mais léegi dinay am laal digg ginnaaw gi ñu koy tuddee arthrose lombaire. soo déggee lombaire mooy maanaam colonne vertébrale bi. arthrose boobu aussi bari na lu muy sonal ñi nga xam ne ñu faral di yëkkati lu diis. maa ngi la dégg ci sa biir wax nga ni léeg-léeg mu jàpp mooco bi ndax bokkul ak léeg-léeg li ñuy woowee penk. penk bon xam naa ne sorewul parce que xam nga nit ñi moom toujours dañuy wut dara rek wutal ko tur. bon léeg-léeg di nga tudde lii nii keneen tudde ko léegi fekk liñ ci jublu lenn la rek. mooy fa métti bi toll ñu naan ko ñu jox ko tur woowu. mais di wóor daal mooy arthrose moom cartilage la boo xam ne dafay dañ. mën na jàpp ay parties yu bëri si yaram doomu aadama. li ko wutaleeg yeneen xeetu feebar yi mooy moom évolution bi dafay yeex ndànk lay évoluer mën nay ñëw di ñëw ba benn moment mu feeñ fekk la mu yàq na ko mën a installé woon. loolu nga xam ni mooy arthrose moom ndax dañ koy donn maanaam li tubaab di woowee héréditaire. ak ñenn nit lay faral di dal. wax nañ ni aussi hypothèse bi gën a wër mooy donn bi wax nañ seulement héréditaire dañ koy donn parce que gis nañ ni daal famille yi muy dal souvent seeni doom dañ koy faral di am. mais léeg-léeg mu am ay exception dal nit koo xamante ni xëy na ay waajuram amuñu ko. foofu nag dañuy recherche yeneen cause parce que léeg-léeg gis nañu sportif yi nga xam ne ni yëpp sport bu tar dëgg yëpp na lu mu leen di daal. ndaxte frottement yi articulation yi ak mouvement yi bu yàggee dafay ronger cartilage bi. kooku à long terme mën na di feebar boobu mën na installé feebar bi ñuy wax cartilage parce que c'est un problème mécanique. donc frottement moo koy indi bu yàggee donc cartilage dafay donc mën na sonal aussi les anciens sportifs. lan mooy différence su rhumatisme articulaire aigu ak polyarthrite rhumatoïde. voilà xam nga boo déggee polyarthrite rhumatoïde mandal bi ngay njëkk a gis. bien que seen signe sorewul mooy que nit ki di nga gis ay yaxam commencé di déformé wu. soo xoolee mu am lu mel ne ay nodule ay donj yoo xam ne dafay génn léeg-léeg mu génn ci côté yi léeg-léeg mu génn fii donc bari na sa ay parties muy génn ci yaram bi mais li ci ëpp ci loxo yi la ñuy gis mu def ay donj ay lumbu donj nga koy daj da nga koy gis nii sax mu génn ba def ay lumb. kooku mooy point de distinction bu njëkk bi mais am nañ ay points yu leen yoo xam ne dañ ko nuróolee. mooy que ni ñi mu dal aussi dinañ remarquer ni seen i yax dinañ metti mais soo xoolee rhumatisme articulaire aigu. kooku wax nañu c'est une maladie infectieuse parce que cause microbienne la dafa am ñaar benn bi staphylocoque la muy benn bactérie beneen bi streptocoque wax nañ ni ki nga xam ne aussi dafa am gonocoque muy li ñuy wax microbe bi wax mooy joxe soppis boobu boo ko amee traité wuloo ko su yàggee dafay jur le rhumatisme articulaire aigu beneen bi mooy staphylocoque boobu ma lay wax dafay créer jur li ñuy wax angine boo gisee en France fi mu nekk nii feebaru rhumatisme articulaire aigu yi xaw fa daw c'est parce que dañuy traiter léegi les angines depuis le départ. soo amee angine streptocoque yooyu muy bactéries yi dañuy looji ci amygdale yi mooy donj yi nekk fii. su ko defee nag di sécréter muy dem ci organisme bi soo ko traité wul mën na jur ñaar mën na jur rhumatisme articulaire aigu bi ma lay wax ni mën na jur aussi un problème cardiaque. moo tax soo amee angine yi dañ koy caaxaane di ko fooye mais nekk na maladie boo xam ne soo ko amee da nga si war a teel a jóg traité ko. donc loolu nekk na donc kii ay microbe ñoo koy joxe muy ay bactéries bële feebar la boo xam ne ni ragal nañ sax ni doon la gën a jige parce que ñi muy dal souvent seeni parents dañ koy am. muy polyarthrite rhumatoïde bi. te kooku soo ko amee donj yi muy def sa yaram di déformer sa articulation moom mooy ko ñu feeñal. or que rhumatisme articulaire aigu li ñu gën a remarqué. mooy tàngoor bi moo xam ne daf koy tàngal ak rougeur bi fi mu jàpp articulation bi mu jàpp da ngay gis dafay commencé mel ni deret dafay xonk ba noppi tàng et puis ànd ak douleur di métti te dinay def nit ki léeg-léeg benn constipation muy serré wala mu koy def léeg-léeg de temps en temps diarrhée
dinañ ànd ak loolu ñuy wax rhumatisme articulaire aigu. donc moom moo koy utaleeg bële. loolu nga xam ni mooy ñetti maladie yi ñu fi wax léegi muy arthrose rhumatisme articulaire aigu ak polyarthrite rhumatoïde moom naka lañ koy diagnostiquer. voilà bu nit ki ñëwee d'abord di nga ko questionner li ñuy wax le diagnostic clinique. da nga ko laaj ni ko looy sentir mais du doy loo ñuy wax diagnostic clinique. bu nee la d'abord oom yee metti wala di ginnaaw gay metti wala léeg-léeg mu ne la moo ca bay metti mën ko def loolu bu dee ginnaaw gi la mën ko def ñu wax rachiromber benn rajo parce que en général arthrose rajo moo koy feeñal il faut mu def une radiographie bokkul ak li nga xam ne nga def une analyse de sang bokkul bu dee arthrose il faut mu def rajo moo xam genou yi lay doon moo xam hanche bi lay doon moo xam di ginnaaw bi lay doon pour ñu déterminer à part des clichés ndax cartilage bi kii na ou non ndax pincement parce que bu cartilage commencé dafay am benn pincement bu yax yi def fekkee le pincement est incomplet mën nañu débutant la arthrose débutante su demee ba pincement bi sës nag li naan un pincement complet nga xam ne là da nga koy gis ci cliché bi nga xam ne kii arthrose bi vraiment sori na si nit ki su fekkee rhumatisme articulaire aigu la mën nga jëloo nit ki ak li ñuy wax aslome mën nga jël aussi li ñuy wax la artère de sédimentation comme li ñuy wax CRP yooyu yëpp mën nga ko natt soo ko nattee bu fekkee CRP bi dafa élevé wala vitesse de sédimentation bi mën nga si conclure que ni mën na nekk soit rhumatisme articulaire aigu ou polyarthrite rhumatoïde mais li xaw a jafe si benn bi mooy polyarthrite rhumatoïde mooy kooku si ñi def dul gaaw a feeñ ci nit nit day ñëw léegi nga def ko bilan complet mu négatif fekk nit ki mi ngi dund ak feebar or que bu dee le rhumatisme articulaire aigu boo defee aslo bi rapidement dafay positif or que bële mën nga def yëpp doo gis dara fekk nit ki mi ngi wéeg feebaram moo tax ñu ni léeg-léeg buy ñëw rek day fekk souvent def na ay dégâts dafa gaaw ni muy ñëwee par ay poussées lay ñëwee muy la polyarthrite rhumatoïde donc bu dee rhumatisme articulaire aigu souvent diagnostic am moo gën a yomb parce que boo def loolu nit ki rapidement aslo rek dafay positif beneen bi mooy dinaa si ñëw léegi mooy léeg-léeg un déficit un manque en calcium en magnésium en phosphore mën na ñëw loolu dañu sëg si muy beneen feebar na wax léegi spasme bu ñu sëg si naa la leeral aussi feebaram nan lay feeñee nan lay manifesté woo pour ñu xam ni mais li leer daal mooy arthrose moom il faut rajo am il faut nga def la nit ki rajo parce que nit jox la ay symptômes expliqué la dafa dul doy ci mbirum rajo boobu sax si laay ñëw ndax daanaka tradipraticiens yu bëri sax dañ leen di reprocher loolu la duñ faral di def ay rajo wala ay ñoom seen mais yow sa wàllu boobu d'après ni nga expliquer ku ñëw ci yow di nga ko def loo ay rajo parfaitement kooku moom je crois que samay principe la bokk man nit ki même bu ma ñëwoon ma jàkkaarloo mu leer man lii la dal sax damay préférer am des arguments yu wóor des preuves parce que xam nga nit ñëw faj naa nit tane na yomb na mais faj naa nit résultat yaa ngi nii mi ngi nii xoolal je crois que moo gën a wóor te it yaa kulli alit il faut que ñaari médecine dama koy wax toujours lëkkaloo kenn mënu si dem bàyyi morom parce que tey jii boo xoolee la plupart des médicaments tey jii moderne si garabu olof yi lañ ko jëlee bu yàggul découvrir nañ ni que ni bi ñuy wax la pervers de Madagascar jëlee nañ si même benn médicament xam ne dafay traiter le cancer du sang muy leucémie te kooku garab la ko wax mooy fleur yi nga xam ne moom la nit ñi jëmbat seen butu nekk toujours yaa ngi koy jëmbat di ko aaroo te xamoo njëriñ li nekk si fleur googu te dafay faj tey jii cancer du sang donc nga xam ne nekk la loo xamante ni il faut que nit ñi aussi gën ci def ay gëstu de jour en jour ñu ngi découvrir yoo xamante ni je sais que xam nañ maa ngi doon wax bu yàggul ni la Bante Maré mu le Cassia occidentalis nit ñaa ngi rey seen sibbiru bi fu nekk ñu dugg fa te nekk na garab goo xamante ni non seulement yi may wax ni dinaa si ñëw dana ko traité mais mbante moo li nga am mooy li gën a wóor instant bi pour prévenir paludisme muy sibbiru si kàttanu yàlla boo ko jëlee yàlla muccal na la si sibbiru si at moom yomb na soriwul te ginnaaw kër goo dem fekk fa mbante nit ki la lay faj mi ngi sa ginnaaw kër sans environnement noo koy def da nga koy ñu ngi dépensé ay milliards te bu ñu yemoon si mbante bi problème mu sibbiru jug Sénégal définitivement mbante bi noo koy def décoction nga koy def boo amee benn takk bi baxal ko si litre ndox kenn ko ne mën na si am demi-verre mën ngeen ko renouveler au moins chaque semaine pendant 1 mois bu ngeen ko defee weer bi jiitu nawet ñi ma ko digal yëpp si kàttanu yàlla te sibbiru yeboon leen mucc nañ léegi si yomb na jafewul jërëjëf sëñ Samba dañuy delluwaat ci loolu nga xam ne mooy rhumatisme dañuy faral di gis sedd bu jotee waxtu sedd da ngay dégg ñu bari naan sama rhumatisme bi daf maa yëngal ak ñoom seen ndax loolu nga xam ne mooy rhumatisme temps sedd lay faral di gën a yëngu
waaw xam nga boo xoolee feebaru yàq la te xam nga yàq toujours ak contact am ak fraîcheur. toujours gis nga li muy def ça ne veut pas dire que ni sedd comme ni ko nit ñi yaakaare mooy jur rhumatisme. c'est tout à fait kii parce que wax naa la léegi que ni le rhumatisme gi a une cause bactérienne. soit da ngay am benn soppis mu indi ko wala nga am benn angine mu indil la ko. donc mais nag comme feebaru yàq la aussi te yàq na ak lu sedd ànduñu. à force ngay teg sa tànk si karaw yu mel noonu mën na indi ay effets secondaires. donc feebar bu ne dafa am loo xamante ne vraiment mën nañu ay facteurs favorisants lay doon donc loolu si nit ki xam na ko war na ko xam pour moytu ko. mi ngi mel ni tey jii rek ñun la boo feebaree lekkal li lekkal la même feebar yi tey jii arthrose bi am na yoo xam boo ko dee jël ay compléments alimentaires boo ko dee jël yàlla mën na def évolution feebar du gaaw ni mu war a gaawee. mais nag loolu fekk fi ñu war a éduquer nit ñi mooy foofu nan la nit ñi war a lekkee. nu nit ñi war a dundee nan la nit ñi war a fagaroo. je crois que foofu suñu yoree ci nekk. sëñ Samba dañuy jàll ci beneen fànn lan mooy hernie discale. hernie discale xam nga boo xoolee li ñuy wax colonne vertébrale dafa nekk loo xamante ni empilement ay vertèbres la vertèbre ñaari vertèbres yoo jël boo ngay seetlu sax léeg-léeg tabaski bu ñu rayee xar mi ba fees ko ba koy gi da nga gis yaxu digg ginnaaw gi. nga gis ñaari yax yu ne da nga gis benn loolu dafa am nekk lu ne si diggante moom la tuddee disque intervertébral. donc digg ginnaaw gi noonu la mel dafa am diggante ñaari vertèbres yoo jël dafa am lu ñuy wax disque intervertébral. disque boobu nag su fekkee nit dafa am poids trop. mën nga def un faux mouvement. wala nga tëb yëkkati brusquement lu 10. fekk am loo sax poids nga tëb yëkkati brusquement lu 10. mu disque bi déplacé wu bu déplacé wu dafay def benn say boobu muy def nag moom la ñuy tuddee hernie boo gisee même bu ñu la tey ji nit ki am na hernie inguinale da ngay gis benn affaire bu gonflé fii. hernie discale disque bi mooy génn ñaari vertèbre rek su ko defee ñu tudde ko hernie discale. moo tax ñuy wax nit ñi toujours ne leen bu ngeen di yëkkati lu diis li gën même booy sëgg nga plier say genoux mais sa bis su nekk loo xamante dafay vertical. mais nga bañ di jiital sa kanam si di sëgg di yëkkati lu diis souvent boo ko defee mën na leen di problème. donc loolu rek moo koy jur en général. disque bi mooy déplacé wu génn def say ñu ni voilà hernie inguinale. loolu moo koy indi yëkkati ay affaires yu diis wala jigéen ñi aussi nga xam dañu bëgg haut talon yi daf koy indi. su nga def jor sa haut talon def un faux pas mu indi la hernie. lu si gaaw la majeure partie des femmes yi muy dal haut talon leen ko indil. donc haut talon boobu aussi nit ñi bu ñu ko mënta bàyyi aussi war nañ ci gën a prudent aussi. dañuy ñëw ci beneen problème mu yàq ba tey comme te moom la ñuy waxtaane muy li ñuy wax nerf sciatique. lan mooy nerf sciatique je crois que fi nga ko posé sax foofu la puisque nerf sciatique conséquence su hernie inguinale bi. hernie discale bi pardon hernie discale bi conséquence am mooy nerf sciatique puisque disque bi dafay déplacé wu rek tànc nerf bi. su ko defee dafay daal indi jafe-jafe. su fekkee nag dafa am ñaari type nerf sciatique. am na L5 am na S1. bu jëwee si kanam bi moom la ñuy wax L5. bu jaaree si moitié bi si ginnaaw ñu wax ko S1. donc su dee L5 bi la dafay jaar si diggante ñaari vertèbre lombaire L4 ak L5. su ko defee wàcc su ko defee suy metti nit ki bu lay jàmbat da nga dégg mu naan la sama moitié bi danay metti. topp kaw tànk bi jaar ci kaw kii bi dem ba ci baaraam bi. bu fekkee beneen xeetu nerf sciatique la muy S1 bi c'est le contraire la partie postérieure yu cuisse bi lay jël ci ginnaaw lay jaar ci plat du pied bi wàcc donc ñaari xeetu nerf sciatique yooyu ñu am mais li koy indi rek mooy hernie discale bi disque mooy déplacé wu tànc nerf bi. su ko defee bloqué ko. te damay wax toujours que ni mën naa ne li. tey garab olof ëppee succès bokk na ci traitement nerf sciatique boobu. je crois que des centaines de personnes rëcc nañ sa opération tey intervention chirurgicale lu leen ko dimbali mooy médicament muy garab olof yi. mos naa fi wax que ni bëggatuma gis ñuy opérer nit fi jamono ñu toll nii ci nerf sciatique. wala bala ñu koy def daal nañ ma ko dil ma jéem néew mën naa réussir de mais na ma jéem ba tële ñu soog dem opérer. parce que nekk na loo xamante ne vraiment garab yi koy traité bari na trop. bari na trop fi mu nekk nii. loolu nga xam ne mooy wax nga traitement bi sax loolu nga xam ne mooy nerf sciatique buñ ko fajulee lu yàgg yan complication la mën a andi. si parce que baaxul na parce que yow di nga dem ba nit ki dox daf lay jafe déjà parce que xam nga mouvement pour mu am xam nga sidit bi moom lu capital la si mouvement bi mais dañ dafay tañ naj bi mu koy naj nag. gisoo ki ko ñi ko am souvent da ngay gis buñ doxeetu day mel dañ leen di téye seen tànk dootuñu dañ leen di téye. dootuñu mën a avancer. di nga dem ba même dox boo foo doxee 5 mètres da nga taxaw. noppalu tuuti continué
donc nekk na loo xamante ni moom te loolu bu yàggee doolu ànd ak liggéey jug déplacé wax dem sa place liggéey dafay nekk problème donc nekk na loo xamante ni vraiment bu la dalee daal te su jug traité ko et puis traitement bi jafewul vraiment mu mel ne dafa am beneen feebar itam yu jëm ba tey ci problème mu yax yi bu ñu tuddee goutte. voilà goutte soxna Aminta je crois que kontaan naa trop bi nga ko posé puisque goutte bokk na si feebaru li ñuy wax les maladies arthrites yi muy inflammation des articulations goutte aussi nit ñi dañ koy jaawale léegi ak arthrose puisque souvent fi arthrose jàpp lay jàpp dinay jàpp oom yi niwil ko te arthrose noonu lay def mais point de distinction bi su dalee nit ki baaraamu dëy bi ngay xool mooy baaraamu mag bu tànk bi moom ngay xool baaraamu dëy bi souvent boo amee goutte dafay metti dafay ànd ak mettitu oom bi ba noppi ay dafay niwi di tàng mais goutte boobu ba léegi bokkul ak arthrose bu njëkk goutte dañu yaakaaroon ni ñi nga xam ni dañuy dund dungu neex di lekk yàpp yeeg yu niin yeeg yu mel noonu le gras là ñoom lay dal mais gis nañu léegi même ñu dundul sax daf leen dal bu ma nee ni ñu dundul nag mooy ñu xëy na seen dund demul noonu donc du ñu lekk yenn lekk yu kii yeeg yooyu daf leen di dal donc ñu gis ni recherche yi ñu mujj def dañu dafa confirmer que ni la goutte est héréditaire ndono la dañ koy doon te loolu daal mooy thèse bi gën a wér si wàllu goutte boobu nañ koy causé mooy excès acide urique la c'est-à-dire que acide urique mooy bari si deret doomu aadama bi créé li ñuy wax goutte cause yi nag bari na wax naa ne la cause héréditaire mais am na it yenn facteur favorisant am na ay xeetu médicaments yoo xam boo koy jël dafay tax organisme du génne acide urique ni mu ko war a génnee bu yàggee acide urique dafay dajaloo si yaramu doomu aadama te li tax muy metti souvent mu gën a metti même arthrose mooy comment dire acide urique boobu bu yàggee ba bari si deret bi dafay def ay concrétion lu mel ne ay donj xorom mooy digg nag supposé fu ñaari yax daje donj xorom dugg fa ngay def ay mouvement xoolal loolu permettre la war a créer loolu mooy jafe-jafe goutte donc excès ak acide urique la dans le sang dans l'organisme mais kooku it comme dama la waxee rek vraiment li koy traité bari na jafewul waaw mu mel ne li nga xam ni mooy problème mu yax yi feebaru yax yi le plus souvent dañuy gis ni wala bokk dañuy dégg ni mag ji lay ëpp ñi faral di dal wala bokk waaw bari na si puisque xam nga boo xoolee feebar wax nañu la usure la te bu ñuy wax luy jeex ça va avec la durée donc ki mënul dal xale donc ki dem ba am at yu bëri lay ëpp lu muy dal wala ki ma waxoon léegi muy ko am un sportif boo xamante ne vraiment dafay def sport bu tar da nga gis ñuy def sport yu métti yi dëgg ñu koy teel a jàmbat ndax ñooñu dañoo forcer seen organisme kenn du ko forcer moo tax sport baax na mais extrême bi aussi baaxul moo tax ñu ni en général goutte li muy ëpp li muy daal mooy borom 40 ans yi jëm kaw arthrose aussi léeg-léeg mu feeñ ci xale mais bariwul mais nag rhumatisme yi moom surtout rhumatisme articulaire aigu polyarthrite rhumatoïde yooyu moom day dal xale day dal mag parce que feebar loo xam ne c'est une infection boo dalee boo la infection bi duggee rek voilà ku leen nga am ko aussi nga am angine te angine xam ngeen ne xale day xale dal mag voilà donc c'est ça dinañ ñëw ci beneen fànn muy spasmophilie da ñuy leeralal d'abord li nga xam ni mooy spasmophilie ak lu tax ñu koy jaawale ak rhumatisme aigu. voilà xam nga spasmophilie sax nit ñi je vous assure que Sénégal bi ko nit ñi xamee dëgg yàggul bokk na si feebar yi nga xam ni da nga daan gis malade mu dem hôpital lu nañu kii ko lu nañu defal ko mais du ñu sóor spasmophilie boobu day ñi naan ko arthrose lu ñu naan rhumatisme lu nañu koy jox du dañ fekk dañu décelewul symptômes yi kooku je crois que am na ñaari kii soit mën nga jëloo malade bi son taux de calcium de magnésium ou de phosphore parce que yooyu su manqué si yaram doomu aadama mooy indi spasmophilie boobu te mais nag nga déglu ko am na solo parce que symptômes yi ay symptômes dafa particulier parce que du feebar mais état la nit ki dina ñëw bu nit ki ñëwee ne souvent sa bopp dafay métti léeg-léeg ma am lu mel dafay yéeg ko wàcc mel ni ko yaaw reflux gastrique parfois mel da ngay am benn boule buy nekk sa baat léeg-léeg nga mel day am ay donj yu ne sa biir léeg-léeg ngay am aérophagie li am ngelaw biir bu bari ngelaw di jooy ñu naan la ay colopathie la ak yooyu léegi dina def nit ki anxiété dinay ànd ak stress ba noppi ñi ko am souvent nelaw daf leen di jafe bari dañuy perte seen libido dañ dem ba yëg-yëg même doon ñu ko am yooyu bu nit ki ñëwee jàmbat luy yëpp
xalaatal feebar boobu muy xalaatal état boobu muy stade moom fii parce que man du ma ko tuddee feebar parce que état la rek c'est une déficience la. bon bien que feebar yëpp déficience la parce que wax naa ne toujours que ni feebar moom déficience la si yow doomu aadama. dama naan wax toujours si émission yi que ni garab du faj. ci naan ma lu tax. mu leen non parce que yàlla ba muy sàkk nit ki def na si moom lépp li ko war a faj. mais xëy na di nga toll état boo xam ne sa yaram da nga sonn boo xam ne xëy na la waroon a aar wala protéger dootuñu am possibilité pour aar la. bu boobaa nag da ngay indi ay complément joxaat yaram bi doole pour mu xeex mais yaram bi mooy faj boppam du garab yi faj yaram bi mais garab yi dafay dimbali yaram bi pour mu mën a xeex ak doomu jàngoro yooyu. donc nit moo tax affaire faj dafa doy waar. il faut dafa am yu bëri yoo xam ne da nga ko war a maîtriser soog a faj. faj du lu yomb soxna Bint. waaw sëñ Samba laaj bu mujj bu ma lay laaj rek balaa waxtu dina ndàpp mooy yan xeetu garab lañ mën a fajee xeetu feebaru yax yi fi tudd léegi. soxna boo gisee xam nga kii nit léeg-léeg mu ñëw gis nga boo xoolee sachet bi maa ngi si bind rhumatisme arthrose spasmophilie nerf. xam nga kii boo gisee di nga xaw a jaaxle di nga ne mais nan la benn garab mën a faje ñeenti xeetu feebar yi bokkuñ. c'est parce que xam nga li tax recherche am solo kii. dama ko def pour deux raisons. benn bi boo gisee soo d'habitude sax daaw ma defal yi mais comme nit ñi léegi lu ne dañ koy def da ngay ñaari sañ Samba Ndiaye wala ñetti sañ Samba Ndiaye mais nga wut loo xamante dana la mandargaal ñu xam ni kii kat ku te kii mënoo ko am loolu sur consultation c'est-à-dire que tant que toogu mag yow waxtaan ak yow mënoo ko jox donc mënuloo ko am feneen du tey la ma daan dimbalee nit ñi dama koy dimbalee nit ñi parce que man dama gëm ne xam-xam nit waru ko denc daf ko war a joxe mais kii ni ma composé garab yoo xamante ni xam nga boo gisee feebar bu ne am na xeetu garab yu bëri yu ko war a faj. feebar bu ma tuddal fii rek mën naa la fi libal lu mu néew ñaar fukk parce que ñeent fukki garab yoo xam ne mën na ko faj. mais soo boolee garab yi nga xam ne mën nañ fajandoo garab feebar yu bëri nga boole leen kii dafay yombal parce que léeg-léeg nit ki ñëw di jàmbat arthrose fekk amaa leen rhumatisme wala léegi mu jàmbat problème mu nerf fekk déficit en calcium ak yooyu rax na si donc pour bañ ko fayloo lu bëri. da nga koy defal benn médicament baa xamante dana traité ñeenti problème yëpp. te du parce que je crois que toll nañ foo xamante ne aussi nit ki li ñuy wax efficience dafa am solo. il faut que ñu xool nan la ñuy régler suñu problème et à moindre coût. maanaam nit ñi lu ñuy mën a fajoo te du ñu dépenser lu bëri. te man dama wax ni cosaan yàlla dafa def la yonent boo xoon la lay faj mi ngi wër sa kër. toll nañ foo xamante ni lépp dafa leer nit ki dafa war a toog fa mu toog di faju. dëgg la sëñ Sam. waaw jërëjëf sëñ Samb dafa mel ne waxtu wi dab nañu duñuy def lu dul di la sant di la gërëm bi nga nangoo tey teew fii ngeen ñu waxtaane loolu nga xam ne mooy maladie rhumatismale jërëjëf sëñ Samb yéen tamit mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje rek alxames bi di ñëw ci seen beneen numéro Santé Magazine ànd ceeg waa Canal